asalaamualeykum mbokku leeral point net rawatina ñu ñuy seetaan ci plateforme leeral TV tey nag émission bu mag ak gan bu mag kii ñuy fas yéene waxtaanal maanaam mi ngi mel nu ni boxe américaine nu ni Don King lu mu représenté ci boxe bi moom sax faraloon nañ sax di ko woowee Don King fii si Sénégal waaye tamit dafa organiser combat bu mag bu mun a organiser en janvier 2019 muy Modou Lo Balla Gaye muy fàttali ñenn ñi tamit suñu waxee Don King waxtam combat bu mag Mohamed Ali Foreman bu 1974 Gaston Xaali Mbeng leeral point net mi ngi lay nuyu. Massène maa ngi leen di fay maa ngi nuyu waa leeral yëpp di nuyu aussi seeni lecteurs ak seeni téléspectateurs. voilà lu ñu lay njëkk laaj Gaston Xaali Mbeng mooy maanaam gis nañu ñu inauguré arène nationale fan yee passé président chinois bi sax ñëwoon na fi gis nañ ancienne gloire yu bare comme ñoom Manga 2 ak Moustapha Gueye ñu bare wax ci ay wax ju rafet yow en tant que acteur u làmb vraiment la nga xam ni am nga ci légitimité yow arène nationale boobu lan la représenté par rapport toute sa carrière bi nga def ci làmb. Jërëjëf question bu ma neex la. arène nationale dañ ko yàgg a wut depuis Abdou Diouf le président Abdou Diouf. mu amoon ci yéene. ñu waroon ko def fii ci wetu stade Léopold Sédar Senghor. mu jul sotti Ablaye Wade ñëw invité nu palais génne maquette yeeg yëpp wonnu mu jul sotti Macky Sall ñëw di seen doom ñëw ak xarañam ni danoon ko def fële ca Pikine yàlla teg ci loxoom mu sotti ndax lépp mbiru yàlla la loolu it du nu bett et puis bon lu yàlla dogal la mu sottee ci moom comme ni pétrole bi génnee ci jamonoom su ñuy wax waxi pétrole président yi jaar nañ fi kenn mësu la wax waxu pétrole tey moom mu ñëw loolu dañ ko war a sant yàlla ñaanal Macky Sall mais moo gën ñun entre sénégalais ñuy soxorante du positif lu négatif rek la ñuy waxante la ñuy def loolu baaxul te yàlla noppi na arène nationale bi làmb jëpp a ci kontaan mbër mu bëre ba jeexal mbër yi ñëwi promoteurs yi jeexal sama maas gi nga xam ni presque dara deseetu leen ci làmb ministre bi ci boppam kontaan ci Alioune Sarr am ci mérite parce que projet yëpp fi la ko fekk moom sax nee na Alioune Sarr nee na lii bijou la passé na bijou ba pare ndamam la aussi parce que dafa fekkee jamonoy Abdou Diouf fekkee jamono Ablaye Wade fekkee jamonoy Macky Sall kon ndam la pour moom di ndam pour Matar Ba mi nga xam ne it moo ci yem ni ci Macky Sall yemee ñu ciy gërëm Macky Sall di ci gërëm chinois yi dégg naa sax sénégalais yi comme dañu bëgg débat ay faux débat tout le temps di wax ay 32 milliards ak 8 milliards ak ay yo kenn xamul mais ak lu mu mënti doon rek Macky Sall moo ko négocier ak chinois yi ñaata la ci def ñaata la ci chinois yi def c'est pas le plus important le plus important mooy ñu positif te am ci mbégte ñaan yàlla mu jik Sénégal defe naa loolu moom importance mais di def ay faux débat ci arène lii la jar ak chinois yee ko joxe ak sénégalais yee ko joxe loolu vraiment dañ bàyyi loolu ci jëmale réew mi kanam Macky Sall yàlla moo ko fi teg bis bu yàlla ne dafiy jógee yàlla na doon 2024 su boobaa dafiy jógee keneen remplacer ko ki koy remplacer it yàlla na mel ni moom ca bañ a mel ni yàqkat yi rek ñi nga xam ne ay faiseurs de trouble lañu rek ñoo folli Abdou Diouf ñoo folli Ablaye Wade ñoo bëgg a folli Macky Sall keneen ku fi ñoo lay folli ay follikat lañu ñooñu vraiment yàlla nañu yàlla musal ci ñoom arène nationale bi am na ñu wax ni défi la pour ahlul làmb ndaxte combat bu mag lañ ci nar a organiser défi la pour ñuy waa làmb ji entretien bi ak lépp waaye tamit le fait que ni dina gën a yaatal làmb yenn facettes yu mënuloon am ay stade Demba Diop wala yenn stade yi foofu spécifiquement cosaan gën fa feeñ mu affaire bi gën a développé yow loolu loo ci xalaat waaw mais loolu moo tax ñu tuddee ko arène nationale arène kay pour cosaan la dañ ciy kontaan défi bi it je pense que le ministre est à la hauteur parce que nag Sénégal man tey ku ma bëggoon a dénk arène bi duma ko nangu parce que dama koy yàq nañ seet ñi nga xam ne mën nañ ko yore des privés ou l'armée ou la gendarmerie yu mel noonu ñu géré ko stade Léopold Senghor bi muy soog di pare armée ba ko yoroon après gendarmerie yor ko mais duñ ko jox rek n'importe qui ñu ñëw yàqal bijou bu mel nii loolu aussi
ci ay sentiments ak yooyu de façon ministre bi am na fulla ak fayda goo xam ni. du ko seetaan. du ko seetaan te it président de la république Macky Sall du ko seetaan. du ko seetaan absolument Gaston Mbengue dafa mel ni yow da nga am rendez-vous avec l'histoire su ñu gisee arène nationale bu ñu tabax bi bu pare combat Modou Lo Balla Gaye nar fa am en 2019 ba pare ñu gis ni yow am na benn année nga organisé fi woon Tyson Yékini combat maa ngi la mosoon dégg sax ci conférence de presse bi nga ni année boobu la presque ñëpp dof promoteur yeeg lépp chamboulé wu sur le plan des cachets ak yenn mbir yi. tey jii nga jël combat bu gën a marketing de l'histoire du Sénégal ban défi la ak yan péripéties la nga jaar ba mun a loolu mun taxaw ak coow yu fi amoon yëpp. waaw yàlla rek yàlla fii mu ne Gaston mënul dara fii mu ne kenn mënul dara ku yàlla dimbali moo fi nekk. man defal naa ni sax dootuma tëggati làmb. lii dafa ñëw dal ci sama kaw ma kontaan ci loolu it parce que dafa tombeek ñu war a jublu ci élection. ma am sama candidat di président Macky Sall. le candidat Macky Sall. ma jël ko jagleele ko combat bi yépp lu ne maa ngi ko ciy dégg. mais je l'assume. man li ma def. xam naa ko. maa ko def maa moom sama yëf. fii ku ne yaa ngi moom sa yëf di ko exploiter nu mu la neexee borom télévision yi. ni leen neex ak ni mu soobee la ñuy def exploiter seen télévision. loolu xam naa dinañ si dellu si waat sax. waaw tey soo demoon tey ci télévision bëgg a teg benn sport da ngay fay. man mii bi ma ubbee sama jour J journal yóbbu naa ko ci télévision pour revue de presse ñu bañ ba ci Sen TV gi nga xam ne sama Sen TV la Bougane Gueye Dany sama lépp la su duggee ci làmb man maa ko ci dugal sama làmb musuma si yëngu moom contrat ci làmb sa ku fa mas a ñëw ak télé bu ma mas a signé dama lay wax ni la Sen TV day dugg moom gratuitement pourtant keroog ba ma ubbee sama journal ba ma ñëwee di def revue de presse moo ma jëkk a dàq ni ma dañoo am réglementation bu bees. ma nangul ko it. nit day nangul. propriétaire yëfam da nga koy nangul règlement ma nangul ko. kon tey su ma ñëwee ni sama làmb waxuma amateurs yi. ñoom moom seen bopp dañuy jënd billet ñëw fay kenn mënu leen cee téye ku far ak Macky Sall ku faralul Macky Sall ci bokk yem. mais télévision yi laa wax képp ku ñëw ca teguwoo ci sama ligne de conduite. doo dugg sama làmb am naa droit wax ku àndul ku nar a ñëw di saboter Macky Sall doo dugg sama làmb nag maa ko moom. ku bëgg nga organiser làmb. dégg naa sax un certain Mansour Diop bu nekk Sen TV di wax. di teg boppam di jël am lu posture boo xam ni amu ko posture donneur de leçon. nan bàyyi kuñ ci jël ci télévision yi ñetti fan nga commencé wax defe ne yaa moom nit ñi moom na wax la ko jëlee RFM na wax problème mu màkk bi fi xewoon daaw ba am ñu ci dugg kaso ban posture la ci amoon. moo gën mu taxaw tey di critiquer ay nit ak di wax Gaston Mbengue. mais yéen mais lan la critiquer lan la. non mais kañ critique wu sax dafa iñaan dafa soxor tey ma nga ca Màkka dégg na mais Màkka ña fay dem da nga defee ne ku fa dem rek ñu soxor a nga fa ñu gën a soxor fu la nekk sax mais taxaw di xas Gaston di wax Gaston ay affaire wu làmb ji dañ ko war a arrêté ak làmb ji amul droit di trait amateurs yi et puis naa fekk weesuwul loolu bëgg cee dugal amateurs yi ak mbër yi. man mbëri dama signé ak ñoom contrat amateurs yi dañ leen di jaay billet ku ci ne faral ku la neex ñëw seetaan si civilisé parce que Macky Sall mooy président de tous les Sénégalais su gagné mooy nekkaat président de tous les Sénégalais ki ko woteel ak ki ko woteelul yépp donc il faut pas qu'il déplace le débat c'est les télévisions c'est des chaînes privées man sama làmb c'est une affaire privée man maa ko moom affaire droit télé la affaire droit télé la ni ma neex it et puis sama conducteur u làmb it maa ko yor ni ñu yoree seeni conducteur u télé man maa yor sama conducteur u làmb ni ma neex laa koy doxale par rapport aux médias mais c'est pas parce que dañ lay déglu ci médias yi wala mën ngaa bind léegi ku mu neex nga nekk journaliste yéen journalistes yi sax vraiment man dama leen a yërëm léegi parce que n'importe qui ak benn portable bu ndaw lu ko neex wax wala kun ci embauché ci benn télévision nga nekk animateur lu la neex nga wax mais c'est pas possible. il faut que nit ñi Macky Sall su defaree code de la presse bi dina tane. non oui code de la presse war na ko seetaat il faut qu'on revienne à la raison. qu'on revienne à la raison. ku bëgg a yàpp nit sax léegi yàpp ko. man nag képp ku ma wax dinaa la toon man su ma la xamul sax. am naa jotu taal sama oto dem ca dëkk ba nga cosaanoo ma laajte yaay kan ak noo juddoo. ak foo bokk. parce que ñiy xaste ak ñiy wax ñëpp. ku leen seeti seen i juddu ay nit ñu tekkiwul dara la donc il faut que nit ñi régler il faut que nit ñi respecter ñu respecter nit ñi moom sama làmb mais où est le problème man tooñu ma kenn
ku bëgg na def. ñoom lu leen gêné mooy li nga politiser lamb bi daal. mais lamb dañ ko mas a politiser. lamb ban nga fi dégg ci amul parrain. ban lamb même lamb yu ndaw yi politiciens yii muy opposition ak pouvoir ku ci bëgg a siiw sax da ngay dem ci promoteur ni ko tuddi ma lamb ji. waaw lamb Bombardier ñëw def délégation di ñëw Eumeu Sène de moom parrain Macky Sall lañ booboo ci mujj. lamb yi fi am yëpp lamb bu amul parrain amul. waaw xam naa loolu dañuy wax ni ñoom est-ce que pourquoi ñuy jël Macky Sall rek. xam naa loolu moo leen di gêner daal. mais parce que Macky Sall moo fi nekk mooy liggéey. moom la ñu supporté. man ñi fi nekk ñëpp samay am jàmm la am ak ñëpp. samay xarit lañu samay nit lañu. mais tey li yàlla dogal ci laa ànd man dama ko bañ ba nangu ndogalu yàlla laa bokk. damaa nangu ndogalu yàlla. yàllaa fi teg Macky Sall il faut pas que ñenn ñi contre sax Macky yàlla lañu kon. mais nag loolu du fi dara. parce que loolu yàgg nañu ko fi gis même yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa amoon ni noonu. ku amul noonu amul. rawatina ci nag Sénégal. nga xam ne buggantewuñu suñu biir. il faut que ñu généreux. yàlla noppi na. mais yow kii bi gis nañ ni péripétie combat bi am na temps ñu doon wax Luc Nicolaï moo signé ak ay Modou Lo dem nañ ba gis nañ ci face à face bi Modou Lo ñëw ba combat bi taxaw yow nan nga def ba décroché yooyu yëpp yàlla nga wax mais nan nga def ba décroché mbir yëpp. non loolu yëpp mbir yàlla la. man mos ba may tëgg làmb Luc Nicolaï tëggul làmb. man làmb li ma ci man nit ku ne man ngaa téye nag di coow ak di wax ak di bàkkoo ak di tëb di dal. mais man ba ma koy tëgg ak ba ma ñemee ak ba ma leen di may fit ñoom ñëpp ba ma toogee ba nu am fit su nu amee fitu tëgg làmb tey ak di ci def benn xaalis bi. c'est grâce à moi. modestie à part. ci ndimbalu yàlla aussi. donc bi mu koy jëkk a tëgg en 1910 en 2010. 2010 waaw. bi mu koy bëgg a tëgg booba maa ngi ci woon mu jël ko sportivement waxatuma ci sax. ak fair play daal ma. ak fair play su yàlla dogalee li tey. il faut même pas ñuy wax parce que keroog seen benn collègue nee na ma d'ailleurs ni mu ko interprété sax baaxul dégg nañu ci àll bi nii Luc Nicolaï dugg na ci àll bi liggéey. posé ma question mel ma ne ko non man àll bi ragaluma ko parce que man kenn bàyyiwuma sama bopp te samay waajur bàyyiwuñ ma. man am naa sécurité ci sama bopp. maanaam sécurité mystique daal maanaam. mystique am naa ko ci sama bopp. man képp ku may jéem a def lu bon sax. wala nga yéene ma lu bon. yërëmoo la yow rek mais dama lay yërëm sa njaboot. parce que lu la dal it man du ma ci nan ci dégager samay responsabilité mais daal. Gaston daal il est blindé. man je suis plus que blindé ku ma jege wala nga jéem maa jege wala nga am yéene bi rek lu la dal sa affaire man c'est pas mon problème voilà. gis nañ sax benn chroniqueur làmb moom mu waxoon bu yàgg ni Luc Nicolaï du tëgg làmb ji mais yow yaa koy tëgg moom nan la def ba xam bi yooyu yëpp parce que après histoire bi. da ko joxe raison quoi. yooyu nag xam nga làmb moom on prêche le faux pour avoir le vrai. fii wax ji dafay bari et tout ça c'est un milieu. ay milieu bon donc noonu la demee nan ko jàppee noonu rek làmb la. noonu ko jàppee waaw suñu jëlee xam nañ ni combat bi dafa marketing Modou Lo la ñu wax Balla Gaye sponsor yi dinañ daw si wut si la parce que ñoo ngi wax combat politique mais sponsor yi soxla nañ làmb ji dinañ daw si wut si la. ñoo ngi wax tam problème sécurité pour popularité ñaari mbër yi. yow Gaston Mbengue soo koy organiser xam nañu tamit doo ko organiser comme ni nga daawoon organiser làmb yi yan innovation ak yan mbir nga jël pour vraiment que combat bi. mu kii ci yoon. la lutte maintenant moi Gaston Mbengue je vais l'organiser autrement. la lutte se fera autrement. cause pour laquelle ñu jël yàppam muy benn structure de communication. boo xam ni ku xarañ la ci affaire organisation ak sponsoring marketing. fu mu ne Sénégal wala bitim Sénégal la dëkk. xam nga fi may waxee rek ni waa Sénégalais yi sunu mbokk yi ñu bëri dañu positiful. en 2010 bi ma fi indee Sport Vision ay tubaab rek la woon. ñu ñëw fii ils ont gagné de l'argent parce que xam nga tubaab caaxaan du ko génnee. ñu ñëw fi toog fii toute une saison kenn waxul parce que ay tubaab lañu. tey ñu jël suñuy mbokk yoo xam ne ñoo gën a futé tubaab yi dàq leen a liggéey. ñu bëgg a indi ay poser question ay gëstoog ay yu kenn xamul te ñooñu ñu jël yaakom boobu. man wóor na ma ni ñoo gën a futé tubaab yi organisation bi ak li ñu ci war a def ci làmb ji yëpp. ñoom ñoo koy teg. table ko luñ ci war a def ñoom ñoo koy def. man nekkuma lu dul promoteur di joxe samay directive mais lépp ñoom loolu la ñu jàng loolu la ñu xam. ñu jox leen confiance bu mat sëkk
danañu ko defit ba nga xam ni soobee yàlla su làmb ji tasee ñëpp dañu bëgg. beneen chose mooy maanaam am lu ñuy wax face à face bi dina am ci Bercy Pape Diouf bi est-ce que loolu tamit yéen ngi xalaat pour gën a exporter la destination Sénégal ak la culture Sénégal d'autant que gis nañ Bombardier temps yi mu demoon ci ay combat MMA Sénégal ñoo ngi koy xam ci biti sur le plan sportif loolu est-ce que yéen a ngi ciy xalaat aussi loolu c'est pas une première yàgg na fi mbër yi avec Youssou Ndour. yóbbu naa fi Manga ak Tubaabu Joor yàlla na ko yàlla yërëm. amiin Bercy. yóbbu naa fi Bey ak Balla Gaye Bercy. donc loolu c'est pas une première. tey Modou Lo ak Balla Gaye. mën nañ dellu Bercy ci Pape Diouf. parce que ay morom lañu ñoo bokk génération. ak yeneen yu war a am. même dans les régions. et tout ça parce que lépp lu war a bégal Sénégalais yi rek. ñun danañu ci dugg su neexee yàlla. Gaston gis nañ ni combat politique la ñu wax. am na temps yi ñu dégg sax ay yeneen di ñuy wax Gaston de moom këram yu bare da ko hypothéqué dafa am ay yenn genre bor yi ba ñenn ñoo ngi avancé sax ni première dame soxna Marième Faye Sall moo la fayal yow loolu lan ngay tontu si. xam nga toujours non rajo Kankan yooyu. non waaw heureusement nga ni rajo Kankan. xam nga ay rajo Kankan lañu et que ay nit ñu bon lañu et que yéene wuñu nit jàmm man Marième Faye Sall. sama sœur la ma respecté ko muy première dame mu nekk nit ku baax mais fayaluma sama kër yëgul sax ni am naa problème ci banque bi yëgu ko Macky Sall ci boppam fayul sama kër man samay kër maa ko liggéey maa am samay immeuble maa jóge Louga boo ma fay jóge indiwuma fi dërëm maa liggéey ba am samay immeuble def action commerciale tey immeuble yi ci Sénégal yëpp yi ci Dakar yëpp a ngi ci banque yi dañ leen hypothéquer parce que des actions commerciales moo gën sàcc wala njublang wala def lu dul noonu bi ci benn immeuble amee problème effectivement l'État du Sénégal le premier ministre moo koy gën a remercier d'ailleurs Boun Abdallah bi ma ñëwee ci ma wax ko woo na directeur banque bi ni ko bon négocier leen na Gaston mu fay leen ñu bañ a sori di jaay ay kër ak yooyu effectivement noonu lañ def man négocier ak banque bi di ko fay maa ngi fay ca dinaa ko fay léegi su neexee yàlla ak yonente bi su du yàgg ma jot sama kër mais man awma problème ak banque yi liggéey laa xam c'est des actions commerciales sénégalais yi nan xam ni dafa am action commerciale kër yi ci Sénégal yëpp dañ leen a hypothéqué mais ñi amul lu ñu hypothéqué banque du leen jox xaalis ñooñu nag a soxor di wax ba ci sosal Marème Faye Sall loo xam ne yëgu ko sax di ci sosal Macky Sall nan bàyyi lu nu saa yu nu xëyee ñu ngi wut lu nu sikkee Macky Sall wala taqal ko Macky Sall ci lu jub la nekk Marème Faye Sall xamul sax loolu donc de grâce nit ñi nan xam ni Gaston même su amoon ay problème ak ay këram da koy assumer parce que maa liggéey sama ay kër ñoom ñi liggéeyul dara amuñu dara ñoom amuñu lu nu taylee banque wóoruwu leen xam nga jógee Louga fee nekk un simple paysan ñëw banque di la lebal ay milliards kooku ci sant yàlla la bokk waaye gars yi bàyyi leen Gaston. waaw parce que dégg naa yow fëgg jaay sax jaay nga ko ba nga ñëwee fii. lu ne def nga ko. non man bi ma jógee Louga. naa la ko waxat ñaari ginaar laa wàccee Dakar ak benn ëmbu gerte. nekk marchand ambulant. yooyu ginaar geeg ëmbu gerte sëri jëla woon pour sama rakku papa sama magu papa bi ma doon garis fii laa nekkoon dëkkoon Fass en face arène sénégalaise waaw loolu self made man waaw ñun su lamb nawet su masaanaam ñun ñooy as arène bi man ak ñoom Moussa Ñing kon lamb ji yàgg naa ci lu ne def naa ko moo tax may encourager les ambulants y a pas de sot métier fii ñi fi am alal ñëpp muy ñoom laaj jiiri mbay ñu ko kebee ñi fi yàlla neen yàlla yërëm képp mu am xaalis jaar nga ci ambulant donc il faut pas ñu defe ni ambulant yi wala kuy def ces métiers là dañu tuuti wuñu le contraire dañu am jom moo gën sàcc moo gën fen moo gën sos moo gën di wax lu bon moo gën dëkkee ay nekk ci wax sa xalaat yi rajo boo génne dugg ci beneen di xas ay borom réew koo xam ni yàllaa ko fi teg yàlla bëgg na Sénégal bëgg koo xam ni du fi jiital n'importe qui ku fi jiital rek na ko jàppale voilà
nangu ndogal yàlla. nangu ndogalu yàlla. toujours rajo Kankan question bi itam ñu takkine la tuuti Gaston am na ñu wax sax ni Macky Sall dala jox ay hectares Diamniadio loolu tamit lan nga siy tontu. ay hectares waaw. rajo Kankan rek xamuñu dañuy forcer. heureusement nga ne rajo Kankan man mérité naa sax lu ëpp loolu Macky Sall waroon na maa mën a jox sax 100 hectares. ñun fiy jox ay 200 hectares 300 hectares Ablaye Wade daan ko joxe ñëpp daan ko joxe li ma liggéey ci réew mi man bi may am million ma seet milliardaires yi fi nekk tey kenn amu ci woon 100 000 ci état leen ko jox. gis nañu sax Souleymane Ndéné woo ay mbër Balla Gaye Modou Lo. non kooku sax affaire Souleymane Ndéné la c'est pas mon problème. mais man sama affaire bopp lay wax. tey Sénégal lu ñu fi defal nit rek mérité na ko. te nañuy waxal Macky Sall lu mu def. man ku ma joxoon 100 hectares je le mérite. dama ko liggéey. ñeen ko fiy jox maa leen gën a méritant fukki yoon ak juróom. ñeen ko fiy jox maa leen gën a méritant fukki yoon ak juróom. bi may am 1 million. ay 75 ba 80 90 ba 80 ba 2000 yi ba 2012 18 tey. bi may am booba ñi fi nekk tey ñu tuddee ay milliardaires kenn am ci woon 100 000. pourtant état leen defar. état a le devoir de protéger ses habitants. ses habitants préférence nationale sax. préférence nationale. mais tey lu Gaston am rek il faut que ñu ni. lii tax mu am ko. te nit ñi am kenn du ni lii tax ñu am ko. man ma mérité man daal président Macky damay laaj sax joxu góoma mais jox ma 100 hectares par. da nga ma ko war a jox parce que nag dama ko mérité. c'est tout. décoration sax war nga ko mérité par rapport li nga def ci làmb ji. non am na décoration ordre du mérite. am nga ordre du mérite. mais man lépp man maa jëkk a décoré sama bopp man yàllaa ma décoré. man maa jëkk a am posture pour décorer. parce que je suis satisfait de moi-même de ma personne. kontaan ci samay waajur. ñu ñaanal ma. kontaan ci sama dëkk Louga. ñu yéene ma jàmm. ma yéene leen jàmm ñu xam ko. kon bokk. mooy loolu xanaa mais benn question dañ la koy laaj parce que yow pourquoi ngay def le buzz est-ce que pourquoi sa langage di déranger est-ce que yow tamit li nga amul langue de bois loolu mooy déranger nit ñi parce que gis nañ yow soo génnee soo waxee dara après day indi problème wax ji day bare. parce que man du ma naa fex tamit. du ma naa fex sama xol dara nekku ci. yéenewuma kenn lu bon ñëpp laa yéene jàmm. la preuve foo déggee xuloo ma dem yaa ngi dégg Gaston koy arrangé. man am na sax ñuy wax ni médiateur la. man mais suñuy gis sa kàddu amoo air boobu de amoo. waaw air médiateur quoi ni ngay waxee ni ngay. non c'est ma nature. parce que nag aussi ay nit ñu soxor soo dëkkee ak ñoom. aussi il faut ngay waxee nee nañi. parce que man yéenewuma kenn musiba jàmm laa yéene nit ñi. ñu war a yéenante jàmm. suñu doom yi ñooy sëy ëllëg mais taxaw bëgg a soxorante Gaston su waxee ku ne bëgg cee dugal kiyam mais pourquoi Gaston tooñul kenn Gaston nit ñi jàmm leen yéene mais ngir yàlla nañ ko yéene jàmm. ñu ni nee na. ñu ni nee na lan ngay mujjee wax tey jii lan ngay wax sénégalais balaa ñu dugg ci question politique yi par rapport ak combat Modou Lo bi bu ñu nar def arène nationale lan nga leen di dénk sénégalais yeeg amateurs yeeg ñëpp. ak tamit droit télé yeeg lépp lu ci nar a xaw lan ngay dénk sénégalais yi waaw. nan xam ni combat bi seen combat la. mbëru làmb yi nan xam ni combat bi seen combat la. Macky Sall xam na ni combat bi combat ma moom lañ ko jagleel moom laa ko jagleel. ba janvier fu ma waxee dinaa ko tudd ci affaire combat bi. bu ma tuddee mbër yi dinaa tudd Macky Sall. ku yebu nga wax ci lu la neex ñi ciy wax lu la neex ñëpp ay nit ñu positiful lañu ay nit ñu soxor lañu. mais sa cuirasse dëgër na est-ce que xam nga ni fii ak loolu di ñëw di nga dégg lu ne di nga ko dégg comme ni mu politiquee ñu jëm si année électorale ak année présidentielle. xam nga Sénégal léegi dégg fi lu ne dootul la léegi xalif généraux yi sax dañ leen di yekk lu ne di yekk sëriñ si di yekk imam yi di yekk président de la république di yekk lu ne la ñuy yekk nit ñi amatuñu respect ci kenn maa ci gën a tuuti ci ñu ne yekk ji mais yàlla xam na ñi may yekk man ñoom laa yërëm te nañ dem ba ca kanam. dem ba ca kanam. yàlla na nu yàlla may mujj gu rafet ak gudd fan. amiin amiin nan dem ba ca kanam ñoom laa yërëm. ñoom nga yërëm. man yërëmuma ñi ma bëgg. ñi ma bëgg. ak di wax ci man lu baax. yërëmuma leen man ñi ma yërëm mooy ñi nga xam ne ñi nga xam ne dañ maa bëgg a def noonu. man ñooñu laa yërëm seen i njaboot. man ñooñu laa yërëm seen i njaboot.
problème tam dafa mel ne nar na am ci droit télé yi nga dellu si tuuti. non nu mu nar demee. concrètement quoi waaw droit télé yi ñun dañoo am système boo xam ni moom la ñuy doxal ci làmb ji kooku waa IACOM ñu ngi koy gérer. du sama domaine bugguma sax wax. mais li wóor boo wóor mooy comme na ma daan defee làmb télé yëpp ñëw di def lu leen neex dootul am. xam nga ñoom seen biir télé yi kenn du fa dem di def lu la neex. kon nan may nit ñi aussi li nu moom. ñu def ci leen neex. ñoom seen télé yi nu moom lu leen neex lañ cee def. nan may nit ñi li nu moom ñu bàyyi leen nag ñu def ci aussi lu leen neex. télé bu àndul ak Macky Sall maa ko wax waxuma amateur waxuma mbër télé bu àndul ak Macky Sall doo dugg sama lam doo ci bokk parce que du ma la mën a contrôler su la neexee gaaruwaale su la neexee def ni ñi amee benn portable rek di filmer ak nekk ci Facebook di xaste di wax lu leen neex nga xam ne loolu c'est des actes de lâcheté. da nga bëgg protéger combat bi ak image bi daal maanaam. voilà et puis kuy wax Gaston mais wool Gaston nga wax ko nga ñëw toog ak moom nga wax ko li nga koy wax en face soo amee fit mais bu laqatu ci ginnaaw ay Facebook ak ay vidéo ay yu kenn xamul pour di yekk Gaston lu ne loolu c'est des actes de lâcheté. c'est des actes de lâcheté. te ku ci gis Gaston nag bu koo for woon c'est ça le problème. loolu day niroog affaire naafeq. naafeq lañu. léegi ñu ñëw Gaston Xaali Mbengue ci question politique yi yow gis nañ la jage nga président Macky Sall gis nañ la tamit jage nga Mohamed Boun Abdallah Dionne si ay gis-gis dañuy mel ne xaw ngeen jage première dame aussi soxna Mimi Touré ak ñu bare yow tey ji ñi nga jege tuuti APR ak nu mu tasaarooyee yow sa xarit président war dem élection présidentielle ak mbir yi nu mu jaxasoo fii nga gis Aline Badara Cissé wax fii waa COJER wax fii maanaam tullëg màlli boobu yow nan nga ko analyser si année buy jëm bi 2019 février 2019 bi. ñooñu nga lim ni jege naa leen ñooñu ñëpp bloc lañu autour de Macky Sall. muy soxna Marième Faye Sall soxna ma. soxna Mimi Touré mooy soxna envoyé spécial Boun Abdallah Dionne c'est son premier ministre. moom Macky Sall c'est le président de la République. ñooñu su defe naa ni su responsable APR yëpp meloon ni ñoom coow du am. mais mënuñu nekk nag ci APR ba pare nekk ennemi APR di coow ci seen biir di bugguñu sax ku jege sa APR ku jóge beneen parti ñëw sax mais Macky Sall est le président de tous les Sénégalais keroog ba ñu ko falee. te ca guddi ga la nekk président de tous les Sénégalais. 26% ñoo ko faloon au premier tour. au deuxième tour Sénégalais yi. ñëpp bàyyi lu ñu jàppoon ñëw ànd ak moom. jox ko 65%. kon nan bàyyi wax maa fi nekkoon ak Macky Sall ak. ba muy def lii maa fi nekkoon ñëpp a fi nekkoon man Macky Sall kenn jiituwuma foon. te duma ko bàkkoo. maa ngi sax réccu li ma ciy wax nii. mais ay maa fi nekkoon ak Macky Sall ak. Macky Sall ba muy def lii ak ñoo àndoon mais Macky Sall ñëpp la àndaloon Sénégal la nekkoon ànd ak sénégalais yëpp. am nañu faroon ak moom mais loolu day am farag nit ëllëg wala faroog nit ëllëg nga farag moom. mais nan bàyyi si sa tegoogu parce que tey Macky Sall mënu la yóbbu ci 26% am yi. tey su sañoon tey waxuma la 65% mais day am 70%. 70% de premier tour la woon. waaw premier 51% sa premier tour la. jàll te su neexee yàlla yonent bi yàlla dana ko defal. mais affaire wu manque de générosité bi moom il faut que mu dakk. ñoom ñëpp ku ci ne nekk nga li nga doon ci sa morom du ci dara yàllaa yor ñëpp. nan gëm yàlla ca fàtte seen bopp ba 24 février passé. mais ca bañu def ay calcul. wala nekk fii di cotiser ci yeneen candidats yi. di fa joxe dara pour au cas où du fi am jarul ngeen di cotiser jarul kenn di cotiser feneen nan gëm yàlla. gis nañ sax fan yi Souleymane Ndéné Ndiaye Pape Samba Mboup ak Serigne Mbacké Ndiaye ñu ñëw tamit ñoom tam dañuy dooleel Macky Sall ñu jóge ay PDS yow tam loolu nan nga koy analyser par rapport ak perspective bi. am nañu droit dooleel Macky Sall. mais amuñu droit xaste. man du wax ak sama nitu démb. am nañu nag droit ñoom ñëpp ay xaritu Macky Sall la ay frère Macky Sall la ñoo nekkandoon ca PDS. am nañu droit. suñu demee ba gisatuñu loo xam ñu ñëw ci Macky Sall pour bëgg réew mi pour lu defar réew mi. kooku ci grandeur la bokk. mais bu ñu xaste. bu ñu xaste Ablaye Wade mérité wul benn xaste. loolu moom rafet na. Gaston nan ngay analyser marche fi opposition bi defoon même fan yi ñoo ngi def marche fale si Pikine ak Guédiawaye nan nga analyser doole opposition bi par rapport ak Macky Sall. ma seen marche amu fi ay sabotage fi am opposant yi duñu opposant
ay saboteurs c'est des saboteurs ay saboteurs fi am. ah gisoon nañu fa Omar Sarr Mamadou way Lamine dama Diallo ni ñoom dama ni ñëpp man du ma tudd tur mais ay saboteurs fi am ay perturbateurs fi am ay yàqkat fi am ay ñu soxor fi am li yàlla dogal kenn mënu ci dara mais ay yàqkat ay perturbateurs ay saboteurs ñoo fi am léegi ku mu neex nga jóg ni candidat la ku mu neex nga jóg ñaata candidat ñii kenn xamu leen woon ku mu neex nga démissionner sa poste ñu di waxi candidature yu kenn xamul yooyu nan ko bàyyi Sénégalais yi ne sont pas dupes kenn mënu leen a nax dofunu. mais fan yi gis nañ sax benn jigéen mu présenté candidature bare nañu commencé di wax vraiment Aïda Mbodj beneen jigéen bu nekk Sorbonne bare na ñuy commencé présenté tamit de. waaw xam nga Aïda Mbodj man sama cousine du ma wax ci moom dara sama cousine du ma wax ci moom dara. te it nag c'est une politicienne daf ci yàgg. Nafi Wade sama jarbaat la yaayam sama sœur la yaayam sama sœur la man Mbengue Salif fa ko jur man Xaalim Mbengue ma jur Alaaji Salif Mbengue min ma tuddee jur leen man xaw ma woon sax ni moom la xam ma ko woon sax ah Gaston kon ndijaayam jàppale ndijaayam moo ma woo muy président des imams de Saint-Louis ni ma ah sa jarbaat day nee na day présenté wu envoyé ma numéro téléphone am woowuguma ko sax mais moom borom mbokk la te dana waxtaani ki mbokkam mais am na droit ci présenté wu mais ñun ay bokkam lañu lan ca war a def danañu ko def nañ ko def du lu may wax fii ci kii bi sama jarbaat la ci télé sa jarbaat voilà gis nañu ay candidats yu bees gis nañu fan yi Bougane Gueye Dany ak Gëm sa bopp mu ni de bëgg na présenté wu candidature ñoom Ousmane Sonko ak ñu bees njaal comme Nafissatou Wade beeg ñooñu est-ce que yaakaaroo lu ñuy wax troisième voie bi ñooñu mën sonnal Macky Sall ci élection yi ñu jëm yàlla rek a mën a sonal Macky Sall Bougane sama xarit la sama rakk la sama doom la ñëpp xam nañu sama diggante ak moom nee na du ma ne sax nee na candidat la dafa poser condition 8 mai la wax 8 mai nañ ko dajaleel 500 à 1 million de parrain ba pare muy soog di wax ndax candidat loola déet léegi nañ xaar loolu ndax dina ko am ba pare mais daal moom sama mënuma wax ci moom mënuma ci avancer trop mënu si sore waaw mënuma ci sori mais ñeneen ci des daf ci am ñoo xam ne nag xam nga Sénégal léeg-léeg dañuy jaay njàccaar xam ne njàccaar yi suñu mbokk la leen dal mën na noo dal tey silmaxa yi waaw silmaxa yi leen dal man bala may génn fii mën na maa dal yàllaa leen ko teg ñu ànd cee ngor mais dafa am Sénégal yoo xam ne dañuy jay njàccaar ba mu dem buntu cinéma di jënd billet xam nga njàccaar du gis silmaxa waaw mais waaw silmaxa xam nga du gis waaw du gis mais Sénégal yi dañuy jay silmaxa ba mu dem di jënd billet cinéma am na ci candidat yoo xam ne ay sénégalais leen di jay rek nan xam seen bopp ñun nan xam suñu bopp gis nga man tey jii am na poste yoo xam ne kooku bëggoon a jox du ma ko jël ndax damay yàqal réew mi te lépp lu yàqal réew mi du ma ci dugg Gaston am na ñu wax sa candidat Macky Sall fan yi moom ba 2019 dafa nar di inauguré rek quoi alors est-ce que du campagne déguisée bu mu commencé arène nationale Dakar Arena ak stade bu mu promettre 2020 stade football olympique est-ce que am na ñuy wax ni inauguré na fi péage bi inauguré na fi aéroport bu Diass inauguré fi yeneen ak yeneen ci dëkk yi ay affaire wu PUDC affaire électrification ci fële ca Malicounda Waalo Boqal li mu inauguré bari na day continuer di inauguré ba 2024 day continuer di inauguré ba 2024 2024 waaw moo tax mu joxe rendez-vous 2020 pour inaugurer suñu stade football bi nga xam ni stade 50 000 places day inauguré nañ ci ñaan yàlla nañ ñaan yàlla mais ku fi toog di ñu defaral di inauguré pétrole feeñ ci jamonoom mais xanaa ñun bëgguñu suñu bopp ñu nag danoo iñaan il faut yàlla defar suñu xol yi yàlla teg ko fi ba mu ko fi tegee ba tey mi ngi inauguré dul ci kontaan nan ñaan yàlla mu des fi kon ne inauguré ba àppam jot keneen kii ñëwi di kon ne inauguré sénégalais yi benn lañu nan positif nan wàññi kañaan gi ca bëggante xanaa ñu bàyyi la rek tabaski bi mi ngi jub si soo amee ay vœux yi ngay présenté sénégalais ak ñaan jàmm si Sénégal ak sa mot de la fin parce que interview bi jeex na waaw comme d'habitude rek tabaski ji yàlla na yàlla may ñëpp xar may ñëpp jàmm ñëw ci baalu àq ñëpp di baal ñëpp it di ñaanal yàlla Sénégal jàmm am fi nit ñi bëggante di ñaanal yàlla xalifa yi kilifa diine yi imaam yi ñoom ñëpp ñu leen di ñaanal yàlla may leen wér
ak gudd fan. Amiin. di ñaanal kilifa gi nga xam ne moom la yàlla teg tey mu nekk président de tous les Sénégalais tout ñaanal ko yàlla mu am jàmm. féex ñu bàyyi ko xelam pour mu jëmale Sénégal kanam. loolu daal lay def ñaanal leen yéen itam jàmm. yéen journalistes yi nga xam ni vous êtes des journalistes diplômés yàlla fexe ba defar seen corps bi seen corporation bi ba nga xam ni képp ku ci yàq wala des faiseurs de trouble wala les brebis galeuses yi nga xam ne du génnewuñ ci benn école loolu téye seen benn portable rek profité ci technologie bi pour di yàq seen liggéey yàlla na nu yàlla musal ci ñooñu te yàlla taxaw leen taxaw journalistes yu baax yëpp. Gaston Xaali Mbengue leral.net mi ngi lay jaajëfal. maa ngi leen di gërëm di leen sant di gën a conseil di jox conseil les gars de Benno Bokk Yaakaar du ma ni sax waa APR mais les gars de Benno Bokk Yaakaar ñu suude wu nekk benn ñu fàtte ay erreurs yu am parce que dañuy tubaab bi dafa ni sax les querelles renforcent les liens. ñi ci kërale woon ñi ci xuloo woon ñi nga xam ni dañoo yaakaaroon dañ leen a fàtte. président Macky Sall fàttewul kenn nañ ko may rek temps bi ñu waxtaan nit ñi nañ waxtaan nañ privilégier le dialogue ak waxtaan wi ñoom ñëpp ñu jéem a bokk nekk benn bañ a siisante bañ a siis waa bennoo yi ñëw fekk si waa APR parce que bennoo boobu ñoo tax ba APR président Macky Sall am 65%. gis na ni Ousmane Tanor sax moom nee na da koy jàppale même suñu. oui bien sûr wax na ko ñi nga xam ni aussi ñu ngi fi woon et puis ñoo fi nekkatuñ fii ñu xam ni loolu la yàlla dogal Ousmane Tanor c'est un républicain li mu def war na ko def jàppale Macky Sall parce que mi ngi liggéey war na ko def Macky Sall nekku fi éternellement. beneen xale bu ñëwaat après Macky Sall muy góor muy jigéen bu ñëwaat remplacer Macky Sall ñu ñaanal ko yàlla jàppale ko et la vie continue moo gën yéenante musiba bi lu ñuy yéenante musiba jaru ko fi Massène jaru ko fi nan bëggante Macky Sall nit ku baax la ñoom ñoo ko fi teg ñoo ko doon jàppale buñ ko xiixaan buñ ko jéem a fakastal ñu nu fakastale woon Abdou Diouf fakastal ko Ablaye Wade heureusement que ñooñu ñëpp amoon nañu ñaari mandat Macky Sall mii dana am ñaari mandat su neexee yàlla yonent bi yàlla na ko yàlla def ci barke Rasulullah yàlla na ko yàlla def ci barke Xaadim Rasul barke Mame El Hadji Malick barke Serigne Ndiassane laay yéen tout le monde ñëpp ku fi nit ku baax ci archevêque beeg yëpp yàlla nañ ci jàpp yàlla dimbali ko jàppale ko ku yóbbu nag comme ni nga ko waxee rek ñu ni fii ba 2019 Gaston dana déglu ne maa ngi ubbi samay nopp wax leen lu leen neex mais man ku ma ci wax it ku tudd sama tur danaa tudd sa tur ku ma wax it su ma xamul foo dëkk danaa ñëw ba sa dëkk laajte noo juddoo ak foo fa nekkee parce que man je suis clean danaa ñëw ba seet noo juddoo ma tontu la voilà jërëjëf.